aywa Chérif yéen kaay ak la ci xëyee dañ koy doore ak l'observateur à la une de l'observateur mu mel ni mbëkk mi lañu xëyee tey de. muy Barça beeg Barsax immigration clandestine mu mel ni kon chiffre yu mujj yi journal l'observateur daal dina ci ñëwaat ak rapport de synthèse bi nga xamante ne gis nga ko si lekk du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine def nañ ko muy ministère yi nga xamante daal ñoom ñoo ànd di xeex ci njiitalal ministère de l'intérieur lépp loo xamante ni kon jëm na ci mbëkk mi ak tamit filière bi nga xamante ni gis nga ko ñu ngi ko démantelé diggante Sendou ak Kayar et puis tamit la nga xamante ne xam moo xew fële ci Gandouze ca Maroc lu toll kon ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay sénégalais yoo xamante ni jëloon gaal yi far gaal ga mujj rek daal di échoué foofu ak rescapé yi ca nekk journal bi daal dina ci ñëwaat également li nga xamante ni rek moo xew ci wàllu politique mi ngi nii muy entretien bi nga xamante ni rek jëm na kon ci diggante l'observateur ak docteur Abdourahmane Diouf mi nga xamante ni démb kon préfet bu Tambacounda daf ko tere woon rek ñuy distribuer seen ay flyers moom nag gis nga ko rek mënut a comprendre zel maanaam ëppal gi nga xamante ni rek gars yi ëppal nañ ko ak xër gi ci wàll woowu lii tamit gis nga ko nemmeeku nañ ko ci Sénégal muy bu école di tëjee gone yi di yàqat li nga xamante ni moom mooy daara yi muy phénomène boo xamante ni journal L'Observateur indi na ciy jàngat et puis tamit kii gis nga ko doon ko soodee ma sotti ko asib muy loo xamante lu doy waar la moom nag gis nga ko rek indique lañ ko tuddee maanaam ñi nga xamante yenn saa yi ñooy dimbale police ngir rek délinquant yeeg yu ni mel ñu leen di weeje moom nag dafa am koo xamante ni xëy na da ko ci xàmmee ba sotti ko asib boobu et puis tamit Sénégal ak Mali diggante ba dana gën a ratax ak décision bi nga xamante ne CEDEAO jël na ko ngir rek daal di ubbiwaat frontières yi muy pertinente analyse yoo xamante ne ay spécialistes def nañ ko ci rek ngëneel li nga xamante ni mën na ko am ci wàllu koom-koom ci diggante ñaari réew yi et puis tamit gis nga ko CAN ba ak Coupe d'Afrique bi du amati ci fi ñu ko jàppoon rek ci li nga xamante ni kon moom mooy juin atum 2023 la ko waral mooy taw beeg yu ni mel fële ci Côte d'Ivoire dañ ko yóbbu kon ba janvier 2023 boobu ba tax na kon rek gis nga ko journal bi ñëw na rek ci conséquences yi mën am ci cadre équipe nationale yi nga xam te ni seeni at màggoon na Paco Sénégal rek ñibbisiwaat na bi ñu ko refoulé fële ci Égypte ñëw na ca coono bi mu dajoon. enquête daal ñëwaat ci mbënn mi li nga xamante rek ñi ngi koy nemmeeku fii ci Ndakaaru boo sàgganul kon bu bët sebbee comme ni ñu ko defee nii ba taw bi daal di bëri dëkk yu bëri kon dina nekk ci ndox mi ba tax na gis nga ko météo nee nañ daal ren gis taw bi dina bëri trop fa ci Kër Massar nag travaux yi ñu ngi koy réaliser ak 85% ba tax na kon gis nga ko rek population yi seen xel mën naa dal ndax saa yu tawee Kër Massar fi ñu toll mooy mënu bees Pikine Thiaroye kaw ba ci Diamaguène ak yenn mel ñi ngi ci menace kon pluviométrie bi nga xamante ne bees na et puis tamit gis nga voyage privé yi nga xamante ni seen i ñooñ bàyyi nañ leen fii. aywa le quotidien. daal di seex waxtaan ak Seydou Sané moom moo jiite kon Casa Sport ku ne xam na ni kon ren dañoo réussir doublé jël championnat Ligue 1 bi jël également Coupe du Sénégal lan moo tax kon ñoo jaar di réussir club boobu moom mi ngi koy wax et puis tamit nee na académie boo xamante ni bëgg nañ ko fa samp fale ca Ziguinchor bu Casa Sport moomal seen bopp Ousmane Sonko lan moo tax teewuroon ca stade ba moom mi daal dina ci ñëwaat depuis tiis wi muy soxna Eugénie Rokhaya Aw moom mi daal di dëddu et puis tamit docteur Abdourahmane Diouf ak waa aar daal gis nga ko dañ ne police moo leen bousculé fa la nga xamante ne kon moom moo ci Tambacounda frontière yi tamit ubbi nañ ko Mali kon dina gën a nooy buñ ko ubbee tamit gis nga ko xar mi dina tax kon ñu mën a dugg fii ci réew mi ak tabaski gi ñu jëm. aywa le soleil. soulagement la ko daal di tuddee sur l'axe Dakar Bamako ku ne xam na ni kon juróom-benn weer a ngi nii ñu tëj frontière yi ginnaaw dogalu CEDEAO muy gis nga ko note boo xamante ni sàlle na trop ci opérateur économique yu Sénégal kenn ngi nii di moo taalakan bu CNES confédération nationale des employeurs du Sénégal nee na gis nga ko rek Sénégal moo gënoon a perte ci tëj frontière bi ñu tëj lu toll kon ci 68,2% ci trafic mi ngi doon jaar kon ci port bu Dakaru gis nga ko rek les militaires ak junte bi daal gis nga ko rek ñoom it élection yi daal bëgg nañu amal ko gën ngaa yàgg ci atum février 2024 Burkina Faso aussi la même chose muy dogal yoo xamante ni gars yi jël nañ ko et puis tamit la révision du Grand Maodo ku ne xam na ni am na benn fondation bu ñu teg tuddee ko fondation Mamadou Dia moom moo njëkk a nekk président bu conseil fii ci Sénégal. aywa Libé. Sira Dramé mii nag mi ngi bëgg a jaaxal nit ñi moom bu tayee mu tudd Sira Dramé bu subaa mu tudd Sira Diallo Natoma Diallo. waaw moo tax journal bi taxaw ci seetlu moom moo sàccoon Bébé Aïda. gis nga ko rek lu doy waar la gis nga ko troisième identité boo xamante révélé nañ ko biñ exploité téléphone am gis nga ko tamit quelques minutes après jëm rek ci li nga xamante ni kon mooy laata muy sàcc Bébé Aïda moom jot na benn coup de fil boo xamante ca bitim réew la jógee. bon ko laajee mu ne grand frère am la boo xamante ni moo nekkoon fële ca Allemagne moom it gis nga ko dem na fi sax Kër Massar ne day faj yaramam ak yu ni mel laata muy dem ak dikk ba daal ak identité moo xamante chaque jour
alkaati yi bëgg nañ ci am lu leer moom mi nga xamante ni gis nga ko sax yóbbu nañ ko ndungu siin. aywa la tribune. jëm ci sommet bu CEDEAO ginnaaw rek gis nga loolu gis nga ko kala tabaski accélère l'ouverture des frontières bu ñu sukkandikoo ci journal la tribune moom loolu la ko waral et puis tamit gis nga ko rek voie de dégagement muy VDN beeg bu géejawaay ba li nga xamante ne rek mooy muuruwaar la ko daal tudde ndax accident yi bari nañ trop Barthélémy Dias dafa mel ni kon waa Yoff ñi ngi koy mere rek contre li nga xamante ni mooy coalition Yewwi Askan Wi ak dogalin ci Moustapha Niasse ak bilan ba ak Alioune Tine ni mu wax ci Karim Wade ak kii di Khalifa Sall. Walf Quotidien. à cœur ouvert la ko daal di tuddee ak Djibril Wade dafa mel ni gars yi tey ñu ngi ci football bi moom mii nag moo jiite ligue professionnelle nekk également maire bu Biscuiterie yi avenir am à la tête de la ligue pro am na lu mu ci wax nee na tamit saison bi daal bu jeexee normalement club yi nekk ci élite bi war nañoo am gën gaa néew 200 millions de francs CFA et puis tamit nee na daal sponsor yeeg yu ni mel war nañ koo xoolaat diggante fédération beeg ligue pro bi et puis tamit si je suis élu député moom ku ne xam ne tamit mi ngi ci liste Benno Bokk Yaakaar ci département bu Dakar nee na rek dina déposer loi d'amnistie pour Karim Wade moom moo ko wax moom Djibril Wade. aywa Les Échos. ñëw ci lii nag ñi ngi koy ñaawlu depuis aljuma ba léegi muy élève bi nga xamante ne gis nga ko dafa nekkoon rek ca lycée bu Yoff yàq goo xamante daal yóbbu nañ ko ca kaso ñëw fu moom mooy kaso moom nag sëñ Diène mi fukki at ak juróom-ñett la am te élève ab 4e la am na ay arrestation yoo xamante ne annoncé nañ ko ministère de l'éducation moom dañ ne woon waa ji gis nga ko monstre la benn texte boo xamante ne bindoon nañ ko ci seen page Facebook bi ko gars yi ñaawloo nag ci leen retiré booba texte ci li nga xamante ne mooy page Facebook bu ministère de l'éducation et puis tamit li nga xamante ne moom moo tax Cheikh Omar Diagne ba léegi gars yi déglu woon ko. aywa ñu ñëw ci L'As Quotidien. L'As Quotidien ak information yi tamit ci CEDEAO mi ngi noonu kon levé na sanction yi contre le Mali ci jamono jooju nag gis nga ko Samba si moom am na loo xamante wax na ko rek ci li nga xamante ni mooy élection yi war am ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu daal di dëgmal nee na rek gis nga ko rek opté soit pour le meilleur soit pour le pire moom la daal di jàpp et puis tamit Benno Bokk Yaakaar mi ngi installé ay comité électoraux am fa li nga xamante ni moom mooy ca Fatick gis nga ko rek kii di Alioune Sarr kon moo fa nekkoon teewal fa waa Benno. aywa bés bi le jour. ba léegi rek ci muy yàq gi nga xamante ni yàq nañ ko école Ousmane Sembène bu Yoff film de l'indiscipline la ko daal di tuddee Ousmane Dieye la élève bi tudd fukki at ak juróom-ñett la am classe 4e lay def arrêté nañ ko ñeneen ñi tamit identifié nañ leen ministère bi moom dafa jàpp ni gone gi ak monstre la mooy leen doon wax laataa muy retiré booba texte image yaa ngi nii moom dafa mel ni daal ouvrier boo xam ne dañ koo santoon rek ne ko dajjil fenêtre yi muy dajji rek di dem et puis tamit installation li nga xamante mooy comité électoral Benno yow na ci Alioune Tine tam li mu wax ci Karim Wade ak Khalifa Sall. Vox Pop. wàllu politique ak Bamba Fall moom gis nga ko song na bu baax a baax Sonko Khalifa Sall ak Barthélémy Dias moom mi nga xamante tamit gis nga ko mi ngi ci liste Benno yi ci seen liste majoritaire ci Dakar ci jamono jooju 6 mois après le Mali kon sort de l'asphyxie xoj gin xojoon Mali daal gars yi yeewi nañ ko baax a baax CAN bi tamit ca Côte d'Ivoire reporté nañ ko ba 2023 la waroon a am ci jamonoy nawet mais gars yi dañoo jàpp ni daal foofu ci Côte d'Ivoire moom bu tawee ab compétition mun fa am. aywa suuf saa. Lassana Gagny Sakho nekkoon fi ay jamono directeur bu LONASE gis nga ko rek moom it ñëw na ci li nga xamante ni mooy dajeem ak Ousmane Sonko nee na il se considère maintenant comme membre de Pastef et puis tamit gis nga ko nee na daal moom wax na lu baax a baax ci li nga xamante ni kon moom mooy Ousmane Sonko quand j'étais dans le gouvernement. nee na sax gis nga ko doon montré daal vision Ousmane Sonko ak yu ni mel. muy loo xamante ni moom mi wax na ko moom Lassana Gagny Sakho kii di Antoine Diome moom ma ngay ronqi waa Yewwi fële ci Touba. aywa Sud Quotidien. ñëw ci li stratégie Benno Bokk Yaakaar stratégie Yewwi Askan Wi rawatina kon jëm ci casserole yeeg klaxon yeeg yu ni mel moom daal jàpp na ni gis nga ko flop ak li nga xamante mooy topp la ca baax yu ni mel daal Momar Thiam mi nga xamante spécialiste wàllu communication mi ngi koy jàngat ci jamono jooju aussi sunu yaay jàng nii muy Ageni Rokhaya Aw daal di dëddu démb yàlla na ko yàlla yaram. aywa Amine Diarra bi record. Madi Touré moom moo jiite génération foot ñëw na rek ci li nga xamante ni kon mooy proposition faite l'ago de la fédération sénégalaise bu football moom nag am na précision xam def na ko ci wàllu pensée am jàpp ni proposition bi daal élite bi faaw rek ñu daal di koy yokk diggante 2022 ba 2023 et puis subvention état beeg mécanisme yi jëm ci wàllu solidarité bi ba ci sax li nga xamante ni rek mooy revalorisation compétition yeeg yu ni mel moom daal dina ci ñëwaat Djibril Wade mi jiite Ligue Pro bi daal dina koy tontu ca jamono jooju sun gaynde yu jigéen tamit ña ngay def jaloore fële ndax démb ca ñoo duma waa Ouganda 2-0 ay bid yu rafet yoo xam ne dugg nañ xam naa jaaw dina ci Sadio Mané tamit am na raaya gun ko jox fa li nga xamante ni kon moom mooy football award 2022 meilleur international africain muy loo xamante tamit mooy annoncé la bonne nouvelle ak tamit CAF award yi on espère que moom mooy jëlaat également ballon d'or ci Afrique. on croise les doigts pour Sadio Mané stade. ndooy jeexale ko Aliou Cissé mi nga xamante ni rek li ngi di
est-ce que dina obtenir la gain de cause jëm rek ci li nga xamante ni kon moom mooy liñ di repousser CAN bi mën nañu wax oui parce que finalement CAN bi repoussé nañ ko ndax moom da doon ñaxtu en tant que sélectionneur national ñu qualifié coupe du monde compétition yi ni mu daal tegaloo bu sañoon ñu daal di toxal loolu comme nag yóbbu nañ CAN bi fa la nga xamante ni mooy 2024 kon ce sera une bonne nouvelle pour li nga xamante ni kon mooy sélectionneur et puis tamit sa waa ji Kalidou Koulibaly moom ba léegi demagul de saa yu nag ñu ngi koy annoncé waa baat saa fun ci tollu jaaw Kalidou Juan Laporta confirme mais mais quoi. non gëw ma ni jege na Barça parce que actuellement nekkul priorité numéro 1 Barcelone quand même. parce que Barcelone beneen défenseur la ñu jiital après teg ko ci. bon on l'annonce Kalidou peut-être plus Chelsea wala sax mu des Naples waaye moom xam nga rek comme ni ñuy wax moom tout le temps annoncé partant et toujours sur place. moom agent bi ayut de. dem ci sunu lamb. daal di ñëwaat ci nga xamante ne kon moom mooy Balla Gaye mi ngi prévenir kii di Gris Bordeaux nee na kon dina ko tabassé attaqué ko daal di koy terrassé ñoom nag war nañoo bëree ci ñoom ñi nga xamante ni kon Gaston Production moo war a tëgg seen ab laamu faat. très bien Chérif ñu koy jaajëfal bu baax ci yenn kaay ak la ñu xëyee pàcc bu njëkk bi dafa machine bi dafa xëy dikkali ñu ce sont les aléas du direct